Asalaamaaleykum chers téléspectateurs dal leen ak jàmm ci seen émission le meilleur et le pire alors balaa ñu leen di andil seen reportage du jour dañuy profiter ci numéro bi pour jàlle famille yi nga xam ne ñoo ñàkk seen i mbokk ci accident de la route yi alors je pense que vous l'avez remarqué fan yi accident yi bëri na torop morts yi bëri na torop on remarque plus de 10 morts ci 3 derniers jours yi ci accident de la route yi plus de 60 blessés ci accident de la route yi li nga xam ne nag dañ koy ñaawlu torop di ko nakkarlu torop alors di wax chauffeur yi ñu gën a def attention ci kaw tali bi ku nekk nag boo teeyee xam sa code de la route di nga yegg ci jàmm fi nga jëm sans pour autant créer accident tey nag seen agent amul yaakaar tey toppul oto yi xool naka la chauffeur bu nekk di dawale ci kaw tali bi waaye tey nag dafa ñëw taxaw di analyser naka la chauffeur yi di dawalee ñi nga xam ne dañuy franchir ligne continue foog ni ñoo gën a yàkkamti yeneen chauffeur yi ñi nga xam ne nag dañuy stationner fu ñu leen neexee nag créer embouteillage alors di leen bàyyi nga seetaan seen reportage bi et on se retrouve tout de suite après. salaamaaleykum chers téléspectateurs ñu ngi leen di dalal seen émission le meilleur et le pire semaine bi topp ñu ay oto ñoo ngi woon ci boulevard du Général de Gaulle ak suñu agent di xool ni nit ñi di franchir ligne continue bi donc yéen a ngi gis charrette bi ni muy emprunté boulevard bi alors que c'est interdit charrette waru fi aw ñu bàyyi leen ngir xool ko. ça va na nga def dama lay laaj ci sa xam-xam bu ndaw est-ce que fii war nañ ko dagg waaw dama ne est-ce que war nañ ko dagg ci sama xam-xam bu ndaw est-ce que war nañ ko dagg ah nga ne wàccal ñu xool ko ñun ñaar wàccal ma xool permis wàccal non baax na nekkal frais amee dindi sa ceinture bi dama bëgg rek nga wax ma yow sa xalaatu bopp lii nii war nga ko dagg wala waroo ko dagg da ngay jégalu non kon xamoo ni waroo ko dagg donc gis ngeen keneen na ngi noonu même comportement. ça va na nga def yaa ngi ci jàmm ma xool sa permis xam nga ni lii ligne continue la waroo ko dagg da nga jàmbaar lii ligne continue la tudd ñett ligne continue moo ko sekk donc ñëpp ñi fi tourné teguñu ko ci yoon da nga waaw booy raxas loo war a def da nga war a dem wari ñëw jégalu non dañ leen di attester pour loolu fii kenn du war fi jéggi waaw mais war nañ fi jàdd fii du ligne continue la kenn waru ko jéggi képp ku ko jéggi képp ku la jéggi li ngeen xam ba pare di ko def loolu ngeen war a bàyyi non waru leen ligne continue kenn du ko dagg ligne continue kenn waru koo dagg waaw pour ñeneen ñi jëlee ci leçon ko beneen yoon bu ñu leen ci jàppee ñu xam ne fii ligne continue la kuñ fi jàpp yaa tooñ waaw moom laa la wax képp ku ko def nag képp ku ko def dañ la war a jàpp suba ay 14 heures incha allah. donc infraction yi ñuy def xam nañ ko du ñàkk ko xam nañu ko mais dañu topp seen bëgg-bëgg topp lu yomb yaa ngi dégg chauffeur bi naan ko boo fi taxawee di nga jàpp yu bëri parce que nit ñi tàmm nañ ko def donc comportement boobu moo waral accident yu bëri ci tali bi parce que da ngay xam règle xam li code de la route tëral nga jéggi ko fa yow def sa code de la route bopp. suba lay jeex ci 2 heures central
dawalkat yi ñoo war a am conscience ni mënuñu teg policier fu nekk am na ay règles yoo xam ni c'est basique sécurité la pour yow sécurité pour ñeneen ñi nga mën ci tënku. Bonjour monsieur, serrez à droite. Ça va, vous allez bien? Je peux voir. Hein? Xanaa may amul yaakaar. Pourquoi ça? Ah ok, ma xool sa permis. An sa permis moo nekk nii. Monsieur Thiam. Merci monsieur. C'est que vous avez franchi la ligne continue d'abord. donc moom tamit même infraction bi la def franchissement ligne continue. dawalkat yi ñoo war a am conscience ni mënuñu teg policier fu nekk am na ay règles yoo xam ni c'est basique sécurité la pour yow sécurité pour ñeneen ñi nga mën ci tënku. Bonjour monsieur, je peux voir votre permis? Vous avez franchi la ligne continue. jàpp nañ ni li bëri ci accident yi am c'est le facteur humain gis ngeen ndaw si ñëw na ba bëggoon couper ligne continue bi gis agent bi continuer donc ñàkk ko xam mais ñàkk gis sanction la donc comportement yi di am na ba baax xool Ndeye Ndiaye ni mu entravé circulation bi taxaw ci digg pont bi. ñoo ngi nii di remonter pont bi mais vous voyez xam nga ni fii du arrêt droitel taxawal xam ngeen fii du arrêt donc lii mënuñu koo romb quoi lii moo ko tey du xool leen fi mu taxaw vous imaginez xool leen Ndiaga Ndiaye war na taxaw fi bàyyi arrêt bi ñëw taxaw fi xoolal muy jéem a wàcc oto baa ngi jéem a wàcc vous voyez xool lii pour lan taxawal yow lan moo la dal ma xool permis ma xool sa permis ma xool sa permis fii virage bii nit war na fee mën a taxaw an sa carte grise an sa carte grise lii fii est-ce que am nga droit maye fii oto nit mu wàcc. li mooy comportement yi tant que changé wul accident yi du wàññeeku ci tali bi parce que nit ñi lu leen neex rek la ñuy def du ñu dawaleeg seen xel lu toll ni virage voie bi ni mu xatee nga ñëw taxaw ci digg bi donc oto mën na ñëw dal sa kaw gaañ la mbaa mu gaañ boppam. ma ne waroo fi wàccee ay client waaw loolu mu dëgg la man client waroo ko fi wàccee. loolu moom dëgg la papa man xam naa loolu baax. ma ne ñi nga wàccee fii yëpp ay client lañ. benn client ma wàcc. benn client war nga wàccee fii client. Thiel central ngay ñëw. donc ñu invité dawalkat yi ñu gën a bàyyi seen xel ci circulation bi parce que accident yi bëri na trop li dee ci tali bi bëri na trop te li ëpp ci li ko waral suñu comportement la. ñu leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous semaine prochaine pour un autre numéro. Voilà, comme je vous le disais, gis ngeen ko tey nag seen agent amul yaakaar dafa taxaw di arrêté ñi nga xam ne dañuy franchir ligne continue mel ni ñu xamul code de la route ñi nga xam ne nag dañuy stationné nu mu leen neexee créer embouteillage ci seen ginnaaw alors loolu lañ leen andiloon tey sans plus tarder nag ñu jàll ci seen rubrique pourquoi.
alors tey nag seen rubrique pourquoi day ñëw ci incendie boobu nga xam ne moo amoon ci rond-point Liberté 6 alors gis nga ko jaaykat yi nag la seen table lakk mu andi incendie bu garaaw heureusement que secouristes yi teel nañ ñëw fay incendie boobu waaye liñ ciy ñaawlu mooy tey incendie boobu nag mënoon na gën a garaaw parce que ñi ngi koy gis jaaykat yooyu dañoo jege oto yi créé na embouteillage bu doy waar tey nag ak oto yi mënoon na créer benn accident boo xam ne maala day taali alors suñu question de la semaine mooy lan moo tax mairie di autoriser yenn jaaykat yi ñuy nekk jege tali bi nga xam ne genre accident yi mënoon na gën a graaw. feeñ leen andiloon tey ci seen émission le meilleur et le pire alors ma la ñu wax chers téléspectateurs continuer leen di ñu envoyer seeni commentaires ak seeni suggestions suñu page Facebook suñu compte Twitter suñu page YouTube le meilleur et le pire alors amoon naa mbégte présenté leen ko ma la ñu jox rendez-vous mardi prochain à la même heure sur la 2STV.